jërë ngeen jëf ñu ngi leen di ziar di leen gërëm di leen sant ci wuyu si bi li waral woote bi nag mooy dañoo bokk benn langue muy làmb ci làmb jooju nag mu am benn daje boo xam ni am na muy Siteu ak Papa Sow ndaje boo xam ni dafa war a am incha allahu rabbi di ñaan yàlla mottali le 5 décembre incha allah ci arène nationale ndaje la boo xam ni njëkkoon nañu ko initier pour le 5 avril 2020 li fi xew ñëpp xam nañu ko muy Covid 19 yàlla indi ko fi muy law ba law ci biir Sénégal kilifay réew mi jël décision annuler événement yépp te biñ koy annuler on était presque à 16 jours de l'événement ñu nangu parce que dogalu yàlla la à l'impossible nul n'est tenu. J'en rajoute, l'homme propose, je dispose. ñun dañuy nas rek di wax suñu ay bëgg-bëgg li ci des rek dañuy ñaan yàlla di mottali lu mu def nag mooy li gën ci ñun ñu di ko nangu. ñu reprogrammé waat ko le 1er août ñu toog en moins d'une semaine gouverneur u Dakar El Hassan Sall jël décision annulé waat événement yépp lu ko waral Covid la encore donc mbir yàlla la ma ciy profitoo nag di massawu mbër yépp di Papa Sow di Siteu di massawu seen njaboot di massawu seeni écurie di massawu seen encadrement ak seeni fans parce que ku nekk li la warloo woon ak El Hadji Pape Abdou Fall def nga ko yàlla mi dara tëwul dikk ak ndogalam metti na trop mais comme li ñuy waxaat rek yàlla moo dikk ak ndogalam jaam day nangu yàlla def it affaire bi di évoluer ba ñu jëlaat datu le 5 décembre donc mën nañu ni jour J aujourd'hui moyen la ñuy wax di ñaan yàlla nag ci lii ñu jëm yàlla jàppale ñu mottali parce que loolu la jaam di def dañu demee nag ba nekk ci préparatifs yi ki laa saisir seen président muy buur géwal coow li bari na ci làmb xëy na sax dañuy ne làmb coow la baaxee mais defe naa lu ne war nañ ko mën a waxtaanee parce que waxtaan bi moo ñuy permettre que chaque partie xam fi sa droit commencé ak fa mu yem ku nekkit war nga xam sa devoir fi mu commencé ak fa nga ko war a mën a yemale. ma waxtaanee ak moom mu ni ma président xalaat la nañu invité ñaari groupement yi reporters yi ak techniciens yi bu ñu toogee ñu échanger ba bu ñu génnee ci ndaje mi bu soobee yàlla danañu xam nan la ñuy àndee ci làmb ji ñan la ñuy accrédité ak ku nekk jox sa moroom cër ba lii nga xam ne sumb nañ ko ñu ñaan yàlla mottali ko loolu mooy objectifu ndaje bi nous sommes tous des responsables des adultes des personnes averties voire même aguerries donc la logique voudrait quand même qu'on échange afin de mieux fluidifier nos relations président Bour dafa naa ni loolu mooy introduction bi nga xam ni dama koy dugal bàyyi la nga sànni ci ay kàddu incha allahu rabbi ci échange yi ñuy def
on aura à vous donner toutes les informations relatives ci lamb bi dinañ leen wax organisation bi ni muy demee sécurité bi accréditation yi entrée yi pay-per-view lay demee parrain bi programme mbër yi lépp dinañ leen ko jox mais daal li ñu bëgg mooy dootuñu ay xale ay kilifa lañ ay responsable lañ yàlla moo ñu boole mënuñu dem sans yéen mënu leen dem sans ñun kon nag na lépp rafet du da luñ leen di imposer du loo leen ñuy imposer mais gis nga les grandes idées jaillissent des échanges xalaat yu baax yu rafet yi qui sont applicables à tous les niveaux appréciés ci ay waxtaan lay génnee léeg-léeg nag suñu ay xër daf nuy yóbbu ci ay mbir daf nuy yóbbu ci ay comportement daf nuy yóbbu ci ay doxalin mais nag lu nekk war nañ ko mën waxtaane président daf naa ni introduction boobu laa ni woon danaa ko dugal bàyyi la nga waxtaan ak sa njaboot. waaw jërëjëf mbooloo mi ñoo ngi leen di nuyu di sant yàlla di julli ci alayhi salaatu wasalaam di muslu ci shayatin yi di nuyu l'équipe de PAF Production jiital ci ki nga xamante ni que mooy seen kilifa di Pape Abdou Fall Pape Abdou Fall nag suñu ko tuddee ci mim réew Sénégal bu ci nekk di nga gëm ni que bokk na ci acteurs yi nga xamante ni que contribuer nañu ci développement réew mi nga nekk ndaw dëkk ci dëkk dem defi immigration yàlla may la wërsëg nga mënoon a làqu ci ruq yow ak sa njaboot gérer say business te kenn du la xamal dara bàyyi fa loolu lépp ñëw dugg ci milieu bu mel ni làmb ak guddi yi mu am ci làmb yëpp taxul mu découragé kon yàlla na ci ñun ñi nga xamante ne que ay techniciens la ñu reporter ak ay journalistes ñu ne ko jërëjëf un très grand merci li tax loolu mooy yàgg nañu échanger ci lu mel nii naam saa bu amee bés dina ma ni buur kat lan nga jàpp ni que mooy xalaat pour presse en ligne bi presse en ligne bi nag dañu dem ba toll foo xam ni ci mi réew génn ñu ci mbir mi du mën a nekk wala it bu nekkee it du yomb ñoom li ñuy def dafa soxla visibilité ñun li ñuy def dañu soxla contenu ki soxla contenu ak ki soxla visibilité ñoo bokk ci benn angle bi ñu jëm PAF Production buy def événement dafa am ñu muy àndal lu ci mel ni ay banque Agricash daaw ak daaw jéeg EDK ak ñeneen ak ñooñu fi ñu dugal seen xaalis liñ ci soxla mooy visibilité boobu PAF Production ci ñun ñii tey la mën a liggéeyal en synergie wala en partenariat pour mën ko am ñun ci visibilité boobu ñu ko jox ci lu ñu mën a amee contenu ngir suñu support médiatique kon kay suñu diggante war na mën yomb parce que ñun ñëpp ñoo bokk ci benn sens bi ñu jëm bi ñu waxtaanee mu xamal ma ni que buur Pape Abdou avant d'être promoteur moom moo jiite kuréelu promoteur yi donc gis na ni que idée bi tey ñu fiy développé war na mën a nekk ku dese buy tàmbalee ci moom loolu mooy man loolu laa gëm ci engagement mooy li ñuy def tey war ko jëfe na njëkkee ci man te avant lii signature yi fi jot a am ak open press yëpp liggéey na ci ak presse bi ba presse bi ku ci nekk gis ca bopp kon donc bu ñuy gërëm moom la ñu war a gërëm bi ñu waxtaanee def ay échange ñaari groupement la ñu benn bi mooy le groupement des reporters de lutte en ligne tey ñaari membres yi représenté fii ci président bi di Pël ak ki nga xam mooy Modou Farel yeneen membres yaa ngi ñuy toog ñoom Farel ñoom Mamadou Diouf beneen groupement bi di le groupement des reporters et techniciens de la presse en ligne ki leen fi teewal tey di Awa Sow ak ki nga xam ne moom mooy Idali li tax ñu boole leen ñoom ñëpp teew mooy ñii pratiquement làmb la ñuy def à 100% ñii li ci ëpp ñoom people la ñuy def ak yeneen événement mais nag dafa am ay bés yoo xam ne
c'est des grands jours mooy lu ci mel ni làmb Cité Papa Sow tey toute la presse la concernée ñu ne kon bu boobaa naka la ñu mën a liggéeyee pour ñun les ayants droit mooy ñi nga xam ñooy dem làmb samedi dimanche lundi mercredi dem ñooñu naka la ñuy def ba privilégié leen ndax seen bés la mais ñeneen ñi kat bés la bu ñuy contribuer ci open press yeeg face to face yi dem jëli départ mbër yi parce que le promoteur mënul accréditer toute la presse en ligne loolu gëm nañu ko te aussi lu ñu nangu la bi ma ci discuter ak Kara Modou Kara mi nga xam c'est un très grand technicien en informatique ñu échanger ci Kara dama effectivement mën na nekk tey bu ñu accrédité ñi ñuy accrédité ñun dinañu am à notre disposition benn caméraman boo xam ne ci ñuy accrédité lay bokk muy moom mais tey buy dem day yóbbaale matériel am xam ne ni nga koy joobee xale yi nga xam ne liggéeyoon nañ ci bés yi ba liggéey ci entre mbër yi ba ñëw ba ci buntu stade bi Kara mi dina am lien boo xam ne moom lay liggéey su paree daf koy dugal ci groupe yi ku ci soxla jël làmb ji teg sa logo looy lii koy yomb na parce que ñun aussi on est devenu très nombreux loolu la yàlla dogal àdduna buy dox la mënuñu nekk 400 300 promoteur bëgg tëgg bëgg ñu jox 300 accréditation c'est impossible donc nag kon ñun ñooy organiser wu ci suñu biir xool naka la ñuy liggéeyee noppal suñu bopp mu gañe ci ñu gañe ci loolu mooy dëgg yàlla def na it mbooloo yi bi ñu échanger ku ci nekk déggal nga ma aussi parce que man benn combat laa am sama àdduna mooy li may wax mooy intérêt bi nga xamante ne que mooy l'intérêt de la presse en ligne ndax man ak sama morom moo ñu def li ñu doon fi ñu toll tey ci àddina dañu ne ci jamonoy télé ci poche ñàkk ànd ak ñun daf koy gën beneen bi ci des président mooy le problème bi engagé li nga xam moom mooy pay-per-view yi gis nañu ni du le système moo ñuy bëgg a rey mais heure yee ñuy bëgg a rey parce que mënuloo préparer làmb dem ci làmb liggéey ba noppi ñu ne la vidéo bi nga war a dugal kat minuit nga ko war a dugal te alors que pay-per-view bi defe naa bu làmb ji jeexee paas bi jeex na donc est-ce que tey xale yi liggéey wonte ci làmb ji en tant que ay reporter ak ay site web ñooy leen vidéo yi amu leen droit dugal ko fekk 0 heure jotul à qui profite la situation parce que bu fekkee pay-per-view la rek bu paas bi jeexee jeex na mais nag bu ñu takkee biiru booy yu aussi tamit ne leen minuit ngeen fas yéene dugalaat seeni vidéo loolu aussi beneen problème la donc nag bokkuloo ci promoteur yi ñuy bundu xatal bokkuloo ci promoteur yi ñuy dàq te nekkul sax ci logique gu jaamaarloo ak kenn ni nga ñu tàllalee sa loxo bi ñu wuy si ko ñun noonu la ñu tàllalee loxo yeneen promoteur yëpp ñun ay ndaw lañu xale yi nekk ci support web yi di liggéey ay jeunes lañu tey ci loolu ñuy suturluwu tey di ci dundal seen njaboot tey buñ demoon ba ay sénégalais ni ñoom séqu ak ñoom bëgg leen ko xañ alte leen ñàkkal ñaata chômeur ñooy delluwaat ci mbedd mi ñaata sëyee tas ñaata famille ñoo gent donc lii nga def ci ñun bu tuutee ci bëtu ñeneen ñi lu rëy ci ñun la donc wane nga yoon wi wane nga exemple bi duñu ay ennemis mooy boycotté ma Samba wala ma Demba buñ sañoon duñ ko def ndax ñun ci continue la ñuy liggéey mais nag ku ñu nar a rey aussi paccal ñu xañ ñu ñun tamit bu boobaa ñu jéem a xoole leneen te bàyyi la ak loolu démb bi ma koy discuter ak sama waa bureau bi dama leen ni des na tuuti Babacar laa ko doon discuter démb je crois bu fekkee ni làmb ci logique bii la jëm man dama opté ñun site bi ci réew mi yëpp ñu bàyyi làmb ji totalement parce que loolu mooy dëgg mënuloo dem ci open press dem ci ay face to face jëli entraînement mbër jëli ay supporters am ñëw ci làmb ji liggéey ñëw fa 2 heures toog dem sa kër monter ñu ne la 0 heure ngay dugal sa vidéo est-ce que loolu c'est logique yenuwul maanaam donc dama jàpp ni réew mi ñun ñoo ko bokk ku ci ne ci ñun def ci am cër
ñun presse en ligne bi du ñu abusé wu parce que dañu yor ay support yu ñu waxee déedéet mooy lépp lu ci nekk dañu koy teg ci yoon wala teg ko ci dëgg man Buur ci yoon ak ci dëgg lay dox président en tout cas de par ma voix on vous remercie ñu doxal ba ci kanam gars yi fekkee am na ay membres yoo xamante ne que peut-être que am nañ ci leur mot à dire ñu échanger rek ba am bu soobee yàlla xalaat bi gën